may sabige kumba faal borom faraxati janjar ndiyem daba mam say njaayo indigal baal jambaari xel koom ndigalooy waal jambaari l'islam nena lees oyi nena lees waxul sabige kumba faalo ndigal faal jambaari l'islam jambaari xel koom nena lees oy nena lees waxul jambaar oy faal jambaar ndigal bàyyi góor faal may sabige Faye et frère di kenkayri bi ànd ak jàmbaar yi tabax dellu siwaat na ginnaaw ba mu nekkee ca Géejawaay cité Aline Sow ca cité Dalal Jàmm ci ginnaaw hôpital Dalal Jàmm nee na saraax ci biir Thiès di leen nuyu indil leen kenkayri général lépp lu ngeen soxla ci seen fer carreau peinture sanitaire électricité plomberie aglo ak lépp loo xam ne rek seen service la ci wàllu kenkayri mën ngeen a jokkoo ak ñoom dinañ leen defal livraison à domicile fépp fu ngeen nekk ci Sénégal te du ngeen ci fay dara jokkoo leen ak ñoom ci téléphone ci 77 247 96 99 wala 78 329 89 29 wala nga jokkoo ak ñoom ci seen adresse mail faymbaye@yahoo.fr Faye et frère yamuñu ci dinañ def vente ak location de voiture ci marque bu ngeen ci bëgg bu ngeen soxlaa louer oto wala ngeen di jënd oto marque bu ngeen soxla woote leen ci téléphone bi di 77 224 91 18 224 91 18 Quincaillerie Générale Faye et frère mooy ànd ak yéen ci seen émission sama quartier. salaamaaleykum wa rahmatullah yéen ñi safoo di déglu la voix de la vérité Best FM dal leen nag jàmm ci sama quartier ñi leen koy defal di association Best Friend ànd ceek rajo Best FM ci présentation bi Ami Sène ak Moussa Fall tey ñoo ngi fii ci diwaanu Fayu fekk ci suñu xarit suñu naataango Cheikh Diakhaté. comme nu ko Moussa Fall waxee Best FM ànd ak Best Friend tey ñoo ngi nii fii ci Fayu fekk ci sunu xarit sunu góor sunu mag nu raak Cheikh Diakhaté duñ def dara dul bàyyi Cheikh Diakhaté mu nuyoo bu ñu paree dellusiwaat. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu képp kuy safoo Best FM Thiès man la Cheikh Diakhaté man lañ seet fii ci Fayu maa ngi bëggee gars yëpp di leen ziar di leen dalal Moussa Fall dalal ak jàmm yaa ngi Ami Sène fii ci Fayu. donc Cheikh foo ñu yóbbu. Moussa ñu dem kër chef de quartier bi. waaw kon ñu seeti chef de quartier bi suñu maam El Hadji Gora Sall. salaamaaleykum papa ñu ngi lay nuyu di la gërëm di la sant ci sa disponibilité di leen fàttali ni sama quartier ànd ak Best Friend ak waa Best FM. papa question bi ma leen njëkk a laaj moom mooy fan la turu Fayu jóge. waaw jërëjëf maa ngi leen sant di leen gërëm déplacement bi ngeen def déplacement bi c'est venu à son heure Fayu nag ñun doo ñëw fekk ko fi. temps bi nga xam ne bi le ministre de l'urbanisme fi nekkoon en son temps tudd ko dans Soxo moo ko joxoon turu Fayu fonds d'habitation à loyer ñu jógee Dakar ak waa CARES ñu def lotissement bi fii boo temps yi dafa am ñu ngi ko destiné woon yàlla def ñooñu xam naa ne am nañu accepté am nañu accepté wu loolu moo indi Fayu mais ñoo ngi ko logé woon au ministère bu dans Soxo Amdata Sall moo def lotissement bi en 81 yooyu noonu Amdata Sall waaw moo def attribution bi mu nekk mu di Fayu 2 am na it Fayu 1 mais bala maa sore naa jëkk a gërëm quartier bi yëpp mag ñi ndaw yi en particulier les hommes de tenue yi nekk man ndax seen discipline ak seen loyauté envers l'État ak envers les quartiers di gërëm notable yi fi nekk yëpp di gërëm xale yi mag ngi ak ndaw ñëpp di sant yàlla bu baax a baax a baax ndax depuis mu nekk di quartier à nos jours dossier bu jógee police ñëw fii rek yàlla defoon dañ koy arrangé ay mag ay imam jàkka dañ ma waxoon ne dañ la ñaan yàlla lu ñëw da nga ko arrangé si kër yi ndaxte xam ne mën nga ko ma sant yàlla loolu maa ngi ci réussir
bulus ak càcc ba do viol ba chambre indien duma ko arrangé mais le tout s'arrange ci kër gi jàmm ak salaam loolu la amoon daal lu may ko wax ci kii. bu fekkee nag da nga wax nag affaire quartier bi nag kii moom liñ ci nekk moo bare na mais it barewul bi njëkk a nekk moo di problème de sécurité. on a d'énormes problèmes de sécurité metti na lool ça vraiment c'est le nœud de notre propre problème. il y a ça depuis 2 mois bind naa lettre commissaire central di ko wax ni ko insécurité xam dafa am dans le quartier. jagataay ñoo ñu sonal boo génnee fii à côté ça fait 4 jours agressé nañ fi nit boo ñëwee ci teen bi entre 20h et 22h am na agression nit. jagataay léegi boo ñëwee ci boulevard bii day indi course poursuite à raison de 2000 francs par personne wàññi def trouble à l'ordre public complètement solo nu lool moo jëkk nekk suñu doléance moo di problème jagataay solo nañu trop càcc vol course insécurité ak d'une instance notoire nous nag du man lu am rek ki ñu war a wax ñu war na wax police centrale wax na police centrale nous avons adressé une lettre également au maire et au sous-préfet nous attendons la réponse. Voilà comment on travaille s'il y a un problème on s'adresse à qui de droit waaw le reste nag ñoo ko exécuté loolu monsieur bii des mooy problème assainissement amuñu ko moom boo teyee fii doo fi dugg waaw métti na trop bii des également di affaire des ordures en son temps tangu maire Ngiraan ak maire socialiste boo temps le camion bi jël ordure dafa jaar fii di jël ordures yi mais depuis que ñii nekk fii maire Talisé nekk fii à nos jours duñ fi jaar bind naa lettre jox la sous-préfet transmettre ko mais depuis la du fi jaar donc nun dañuy fay 1500 francs par charrette mu jël suñu mbalit am na ñoo mën a fay am na ñu mënta fay waaw donc nun loolu mooy liggéey mais on a des problèmes d'ordure dañu maire ville moo yor affaire ordure mais fay doo gis ci boppam oto fi fi jaar daana jaar ba ci tali bi fële sax jël ci ordre bi defatu ko léegi moom daal presque daal seen liggéey yëpp arrêt bi daal c'est en ville mais les quartiers périphériques bokkuñu ci bon au point de éclairage ça marche assez bien parce que mais il manque beaucoup de poteaux lañu amul ay appliques si on a une dizaine ou une vingtaine de poteaux ak appliques dina mën a dox mais daal loolu mooy suñu problème éclairage bi tant mieux que mal tane na mais am na ay poteaux am na applique dégg nga loolu daal mooy suñu problème à part ça daal ñu ngi sant yàlla baax a baax bu du problème insécurité bi affaire assainissement bi éclairage bi et ñu ngi sant yàlla c'est un quartier très paisible ñi fi nekk ñëpp ñu baax lañu mën seen bopp lañu ñu am discipline lañu muy mag di ndaw di ñëpp man je n'ai aucun problème dans le quartier. au contraire je les félicite et je remercie ñun ñëpp ñu ma jàppale kii ñëwle Ousmane Gueye c'est un homme de tenue mooy sama adjoint xam naa dinaa ko jox ma sànni ci ay kàddu en attendant ba ay yenn questions yu ngeen posé waaw. jërëjëf Papa Alaaji kàddu yi rafet na waaw kon tonton mi ngi nii tonton ñu ngi lay ñaan Ousmane nga présenté wu ñu waxtaan ak yow. waaw salaamaaleykum man maa ngi tudd Ousmane Gueye di brigade chef de police à la retraite dëkk Fayu depuis 98 waaw yàgg naa fi lool xam naa nag fi trop parce que depuis 98 maa fi pratiquement je suis parmi les premiers habitants de Fayu. ñu ngi la bëgg a laaj koñ bi ñan ñoo ko njëkk a sanc ñan ñoo fi njëkk a sanc Fayu. Fayu bien avant ñun ñu fiy ñëw Samba Massina ci ñi nga xam ci ñi fi njëkk a bokk ci la ñu dëkk ci la ñu bokk Samba Massina moom ci moom lañ fi fekk ak naar bi ñu koy wax naar bi ñooy ñi nga xamante ne presque ñoom ñoo fi jiitu quoi boobu fan parce que àll la woon quoi jamono boobu ñoom daal ñoom la ñu xam ci laa ñi ma xam ci ñoom ñoo fi njëkk a dëkk Samba Massina ak naar bi ñu koy wax naar bi moo dëkk fële ci kaw. ban message ngay lancer à la population en tant que responsable du quartier. waaw li ma leen di lancer rek moo di ne comme ñun ñëpp fi la ñu dëkk fi la ñuy yeewoo ñëpp di góorgóorlu rek ànd góorgóorlu nekk benn fexe ba jàmm am fi daal et puis ànd ci ñu suqali quartier bi daal mu gën a jóg mu gën a ñoŋ parce que fii des honnêtes citoyens ñoo fi dëkk des cadres de haut niveau ñoom ñëpp ñoo fi dëkk ñu ngi làqu ci biir quoi kenn ku nekk yaa ngi sa biir kër parce que ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy responsable quartier yi man mi nga xamante ni je suis l'adjoint au délégué de quartier ñun on a parcouru pratiquement tout le quartier Fayu
mais kenn ku ci nekk tous les ñi fi dëkk ñëpp xam nañu fi ñu kenn ku ci ne xam nañu fi nga dëkk y a de gros responsables nit ñu tranquille nit ñu baax suñu sañoon nag vraiment mu gën a ñoŋ ñëpp gën ñu jàppale ñu ci quartier bi gën a baax waaw. jërëjëf tonton Ousmane kaddu yi rafet na trop donc ñu del si waat ci suñu maam El Hadj Gora dañ lay laaj ban conseil ngay jox jeunes yi quartier bi lan nga leen di xelal. man de moo amee li ma jox conseil quartier bi moo ni d'abord ñu am discipline jox ku nekk wàccukaayam góorgóorlu seen étude tout ce qui est nocif moo xam tox la moo xam lu bon la buñ ko def. Dieu merci xale yi ma gis fii dans le quartier la plupart c'est des universitaires fii la ñuy entraîné amul sax terrain mais soo gisee ñu accepté ñu entraîné seen discipline la ak seen teggi kon ñu leen di daal di lancer un appel encore ñu gën a góorgóorlu ñu toppatoo seen quartier surtout nag pendant les vacances ñu def un effort ci assainissement bi désherbage defaral seen quartier ba mu baax ñooñu jeunes yi la war moo tax ma lancer un appel aux jeunes du quartier pour ñu def loolu à part ça vraiment ñu ngi leen di ñaan yàlla ñu gudd fan di leen ñaan yàlla nu góorgóorlu seen étude yàlla jàppale leen pour ci lu baax a baax a baax kooku daal mën na lancer un message ci quartier bi. jërëjëf papa El Hadj Gora Sall ñu ngi leen di fàttali ni ñu ngi doon waxtaan ak papa El Hadj Gora Sall mi nga xam ne mooy délégué de quartier bu Fayu ak adjoint tonton Ousmane ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen disponibilité kàddu yi rafet na macha allah te kontaan nañu wax dëgg yàlla koñ bi niñ ko gisee wax dëgg yàlla macha allah am na ay responsable aussi jeunes yu gëm seen bopp lañu donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant. salaamaaleykum papa ñoo ngi leen di laaj yan problème la koñ bi di jànkonteel. problème yi ñu gën a jànkonteel mooy problème de transport parce que boulevard bi dafa rëy ci kenn goudronné na ko Dieu merci ci problème ville bi ñu ne proposé ñu goudronné ci la bokk. boulevard bi ci la bokk Sampaate ci la bokk Ersan ci la bokk am nañu yaakaar ci renseignement yi nga xam ne moom mujj jot dans 3 ou 4 mois travaux yi dina commencé travaux yi commencé ak li ñu wax. dina am assainissement dina am éclairage ko am nañu yaakaar ni buñ ko promulgué bu ñëwee buñ ko def naa ni dina nekk un quartier beaucoup plus paisible qu'avant. embouteillage dina tane insécurité bi dina tane éclairage bi dina fay yëpp dina fay donc daal ñu ngi ci yaakaar bu baax a baax lancer encore un autre appel à la mairie pour que promulgué bi ñu waxoon que dans 3 mois commencé nañ travaux yi ñu gën cee góorgóorlu pour gën a réeral affaire u quartier bi. kii nag moo di sama assistante Ndeye Gora. yàlla dafa def mu nekk un relais communautaire de la santé Dieu a fait qu'il connaît l'ensemble du quartier donc chaque convocation am moom moo ko yóbbul beaucoup de problèmes également it moom moo ko réel waaw mooy Ndeye Gora Sall. jërëjëf tonton Ousmane ñu lay laaj qu'est-ce que vous attendez des autorités yi lan ngay xaar ci ñoom. autorités yi moom li ñuy xaar ci ñoom bari na trop vraiment parce que aussi c'est un nouveau quartier. comme li ci délégué wax rek loolu la parce que assainissement bi bëgg nañ ko éclairage bi mu gën a yokk bëgg nañ ko sécurité bi ñu gën ko renforcer bëgg nañu ko waaw loolu moo ci problème parce que fii des cas de vol c'est dafa bëri cas d'agression comme ni la ko góor gi waxee fi bëri. je suis un brigadier chef de police à la retraite damay toog suma buntu kër guddi man ak moom mi ñooy toog guddi chaque guddi dañu toog ba 11h minuit mais duñu jànkoonteeg lu nekk heureusement que bon xale yi seen bopp xale yi ci koñ bi ñoom ils sont disciplinés amuñu problème mais ñu ko fii def ci àll bi dañuy jógee waaw loolu la quoi mais dañuy jóge ci àll bi et puis bon pël yi dañuy jóge ci àll bi vraiment di ñëw ci koñ bi di sàcc dem kenn xamul. moi j'ai été victime de vol de 3 fois de suite ñëw nañu sama kër bënn sama mur jël samay xar mais taxuma ko ma bàyyi bopp ma bàyyi ko ñu dellu si waat takk sama buntu kër ñu takk ko anti-volé ko taxul ma bàyyi ko ñu dellu si waat encore une troisième fois ko escalader mur bi dugub mais yooyu mosuma fi fekk mais néanmoins yooyu aussi quand même taxul ma bàyyi ko maa ngi ci nekk ba tey taxul ma bàyyi loolu mais nag daal vraiment sécurité bi moom bu ñu ko renforcer dana baax parce que j'aurais même appris que am na ay ASP sécurité ASP yoo xam te ne leen waroon déployer pour ñu ñëw sécurité de quartier loolu ñu ngi leen di xaar aussi. yaakaar nañ ci loolu. waaw ñu ngi leen di xaar aussi vraiment parce que fii quartier la boo xam ne bii vraiment xum na te les gens sont tranquilles puis vraiment bëggoon suñu sañoon daal sécurité bi yokku daal vraiment waaw autorité daal war suñu sañ ñu dimbale ñu si bu baax a baax waaw. jërëjëf papa kaddu yi rafet na wax dëgg yàlla macha allah ñu leen di fàttali yéen a ngi ci sama quartier ñu seet si woon papa El Hadj Gora Sall ak mooy délégué de quartier bi ak son adjoint monsieur Ousmane Gueye. papa kon lu doon sa kaddu gu mujj. kaddu gi mu daal moo ne yéen sama doom yi sama sëy damay gërëm
sant leen ñaan leen yàlla yal na yàlla guddal seen fan yal na yàlla yomb leen seen liggéey yal na teraanga yàgg seen loxo kontaan naa lool li ma kontaane moo di yar bi teggin bi teey bi ak ñi ngeen abordé sujet bi dañ ko abordé ci dal ci yar ak ci teggin ak ci professionnalisme ñëpp woon ngeen kon ba noo jeex dañuy sant yàlla bu baax a baax di sant seen rajo bi seen borom kër parce que lii innovation la chaque mois wala tous les deux ma ngi ñëw ci quartier yi waxtaan ak borom quartier yi ñu ngeen xam lu fi xew autorité xam ko dama yaakaar ne dimbal la ci nun mais dimbal la ci autorité yi waaw kon yéen leen gërëm yéen leen remercié yéen ñu jàppale parce que yéen yëpp suñu kàddu fi nga xam ne àggu fa woon kàddu gi àggoon na fa te daanu ko dégg ci yëpp ci yar ak teggin kon yal na yàggul seen fan yal na yàlla jàppale leen yal na yombal seen liggéey su ngeen demee seen directeur général ngeen ko délégué kat El Hadj Gostar ne mi ngi leen remercier di leen encouragé seen rajo de temps en temps laa ko déglu mais à partir d'aujourd'hui dina am courage di ko déglu kontaan nañ si lool yal na yàggul seen fan yal na teraanga seen loxo jërë ngeen jëf ñu am yéen amul jëkkër yàlla jox leen jëkkër yàlla jox leen njaboot yàlla defal leen lépp sant na leen kontaan leen trop yàlla na jàpp leen kontaan na góorgóorlu leen rek góorgóorlu leen góor jërëjëf merci. jërëjëf kooku moo doon suñu maam Alaaji Gora Sall délégué de quartier bu Fayu. ginnaaw bi ñu jugee kër Alaaji Gora Sall suñu maam chef de quartier bi ñoo ngi fii kër Pa Samba Masina mi nga xam ne bokk na ci ñi njëkk a sanc fii ci quartier Fayu ñi ngi ak doomam Khady Faye ñu bàyyi la nga nuyoo présenté wu. waaw maaleykum salaam waa Best FM maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen kii daal ziar ci déplacement bi ngeen ñëw fii ci Fayu lu rëy la ci man. parce que Pa Samba Masina vraiment moo jiitu ci koñ bi man fii laa juddoo fii laa yaroo wax dëgg yàlla kontaan nañ trop ci ñëw gi ngeen fi ñëw. jërëjëf donc question bi ñu amoon pour laaj la ko moom mooy diggante musulman yi ak chrétiens yi seen dundin naka lay demee fii ndax ñi ngi am jàmm wala nan la ñuy dundee fii ci Fayu. waa diggante chrétiens yi ak musulman yi ñoom presque ñoo bokk ndey bokk baay parce que ñun sorantewuñu ak waa Kër Pa Jàmbaar ci sunu ginnaaw ne ñu ngi dëkk ak ay famille njaago yu baax te ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay sunu doom yi ñooy ànd di fodiree ñun daal amuñu benn xarma yàlla ñun ñëpp benn lañu daal. wala amuñu benn xarma yàlla ñun ñëpp benn lañu ndax koñ bi am na groupement de femmes ndax jigéen ñi ngi def ay mbootaay. waa am na fi parce que def nañ fi ay leket def nañ fi ay avec ñun jigéen ñi janoo takku doon benn di liggéey ñii ñu ngi jaay ñii ñu ngi jënd ñun ñëpp daal benn lañu ñun jigéenu Fayu yi ñun ñëpp benn lañu ñu ngi yëngu. macha allah kon nga wax ñu rek ñaari kàddu wala ñett ci ki nga xam ne moo tax Best FM déplacé wu ñëw Fayu muy Cheikh Diakhaté tuuti témoignage rek ci moom. Cheikh Diakhaté soo leen ma laajee ci moom. ay sama rakk ji naa wax ci moomee Diakhaté Kaba yiri sama rakk ji garmi la doomi garmi lay doon sama waa ji garmi laay. ndeysaan neex na wax dëgg yàlla sama yaram baa ngi daw macha allah tata Khady xam naa donc ñu def noonu rek ba fan yi incha allah rabbi. sama rakk ji. boo leen ma laajee ci moom dinaa ci sawar parce que nag xale bu nangoo liggéey la xale bu am jom xale bu respecté ay magam xale bi nga xam ne Fayu ñëpp a ko naw mag bu mu gis daf lay def ci boppam te dañ ne xale bu loxoom setee mën a bokk ki mag kon Cheikh Diakhaté dama koy ñaanal barke Serigne Touba Mbacke mu yokk ba yëg ko ku ko ñee yàlla na xaddi ku ko xaar yàlla na xaddi kontaan naa ci yéen waa Best FM ci kaw ci kanam ci lu baax jàmm rek ngeen di am. jërëjëf tata Khady kàddu yi rafet na macha allah. waaw ginnaaw bu ñu wëree defee tuuru quartier bi tey ñoo ngi fii ci Yacine Touré mu man ñu wax tuuti rek ci ay kàddu ci témoignage lu mu xam ci Cheikh Diakhaté mi tax Best FM déplacé wu ñëw fii ci quartier Fayu. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ñëpp ku si nekk sa tur ak sa sant maa ngi leen di gërëm nag ñoo ngi rafetlu seen teewaay fii si Fayu. wax dëgg yàlla seen teewaay moom neex nañu trop kontaan nañ si waaye Cheikh Diakhaté moom dafa doon xale bu baax dëgg yàlla neex dëkkal nag bëgg ñëpp nag muy def lu baax nekk si koñ mi nag respecté boppam tamit respecté ñëpp wër na sëñ Touba Mbacke loolu la ñu xam si moom mu doon xale bu baax nag ñoom ñëpp ay xale baax lañ su ma limee damay juum waaw su ma limee damay juum te bëgguma juum waaye daal ñoo ngi leen di ñaanal daal
gudd fan ak wér gi yaram ak si kanam ak kanam loolu rek lañ leen di ñaanal seen ànd bi ngeen ànd tamit yal na ngeen si am ndam loolu rek laa see wax daal wasalaam. waaw kon ñu bàyyi xaritu Cheikh yi ñu sànni ci ñaari kàddu wala ñett xam naa du ñàkk ñu mën cee def témoignage parce que boobu ba léegi ñi ngi àndandoo def tuuru koñ bi sëñ bi ñu ngi lay ñaan nga présenté wu. asalaamaaleykum waa Best Friend Best FM yëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziar di nuyu seen xarit Cheikh Diakhaté luñ mën a wax ci moom bëri na ndax man ak moom témoin ci moom sax dafa mel ni wax sa bopp te wax sa bopp moom xam naa day jafe. ndax man ak moom benn lañu lëndee talaata lañu toog benn jour doxul suñu diggante daal ndax bëri nañu moo xam ne man njëkk naa leen xam si koñ bi mais li may fréquenté ak moom fréquenté ma ko ñoom ndax li ma gis si moom laa gisu si ñële liñ mën a wax si moom daal mooy ku baax la ku yëg nit la ku xam ak dëkkandoor la day toog sax bu la gisul ñëw seet si la di seet ndax da nga feebar wala comme ça liñ mën a wax si moom daal mooy bëri na ndax dafa baax rek baax bu mënoon a weesu baax ñu ne weesu na baax mais baax mëntu weesu baax liñ mën a wax si moom daal mooy ku baax la ku yëg nit la daal. kooku Mouhamed Seck la xaritu Cheikh la ñu jox sëñ bi mu présenté wu. asalaamaaleykum yéen waa Best FM maa ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax di leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak sa sant Cheikh de moom wax dëgg yàlla man de ci koñ bi la ma fekk mais bi avant muy ñëw ci koñ bi du ma daan génn du ma dem fenn ndax xaw ma woon kenn. mais bi mu ñëwee ci koñ beeg léegi damay génn di ànd ak moom fu mu jëm rek ne ma bàyyi saal taalal moto bi ñu dem ba ci yéen ñii sax ginnaaw yàlla yéen moom moo tax man ma xam leen Best FM dugal ma ci may dem réunion di dem ci ay ndogoog yooyu yëpp ba ñoom ñu bëri daal Cheikh moo tax ma xam leen te loolu bokk na ci nite te wax dëgg yàlla Cheikh moom sama xarit la sama doomu ndey la ba ci kii fu ñuy dem tamit ñun ñett ñooy ànd dëgg yàlla sunu xarit la sunu lépp la daal en même temps dañuy digal ci lu baax dañuy antu Cheikh daal moom luñ mën a wax ci moom bari na quoi wax dëgg yàlla nit ki li leen di xamal daal mooy ku baax la yéen tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ndax déplacement dafa metti en même temps bi ngeen ñëwee fii ba léegi yàgg na lu ne mënoon ngañ ko ciy def mais yëg nit moo tax ngeen def lii li leen di ñaanal tamit yéen gudd fan ak wér gi yaram maa ngi gërëm bu baax a baax. waa li man su ngeen ma laajtee ci Cheikh Diakhaté bi dinaa ci sawar ndax Cheikh ñëw naa ci koñ bi fii laa ko fekk waaye xale bu yarul xam na mag xam na xale daa ñëw maasee ñëpp ku ne jox na la sa gëdd jox na la sa cër neex naa dëkkal neex naa toogal te wormaal na ñëpp kooku moom lu ngeen ñu ci wax ci moom fu mu ñu woo ñu ko lii nag daf ñoo bett rek. waaw suñu bettuloon kon tey ngeen di gis tey la joolaay di def lu kenn deful ndax Diakhaté bambara mën naa wax ñun ñuy joolaay ñun ñëpp ay lakkat lañ te lakkat daa gaaw a sot gisoo sotale ko lañ bëggoon a def bëggoon ko def mbaaxu séeréer yi rek raxas tànk rek ñoo fekk si ko. kàddu yu rafet na macha allah xarit yi def nañu témoignage bu rafet waaye nag ginnaaw dañ ni buñ ne diw baax na dañ naan ndax mbokk yaa ko wax. donc ñu introduire suñu maman mi nga xam ne mooy yaayam di suñu yaay boole ñu ñun ñëpp uuf ñu laaj ko mu def ñaar wala ñetti kàddu ci Cheikh yaay booy nga présenté wu. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar auditeurs Best FM yëpp. di nuyu aussi waa Best Friend di leen ziar di leen encourager seen mouvement bi yal na leen yàlla jàppale. laaj nga ma nag pour ma wax ci ku ma sawar a wax. ci doom ju ma sawar a wax. macha allah yal na ko yàlla lafal cat. mënumaa wax ci Cheikh lu bari. ndax Cheikh dafa fort ci man dafa sori ci man dama koy ñaanal xale la mu ngi ci yoonu ndaw mais macha allah xale bu tegu ci yoon la am na yar am na ngor am na diine am na fulla am na fayda fonk na kilifaam fonk na nit fonk na boppam. kon si gudd ci wax mu gudd gàtt daal macha allah yal na ko yàlla lafal cat lafal leen cat nag yéen ñëpp nag te barkelal ko liggéeyam xale la mu ngi ci liggéeyam def na ci fulaam def na ci fayda yal na ko yàlla barkelal yàggul si métier bi gaa yàgg na si yàggu si mais macha allah ñun nag ñu ngi fii fayu xam naa après damay bàyyi Cheikh mu defal la présentation atelier bi. mais daal macha allah ñu ngi sant yàlla Cheikh kuy wax ci moom tamit doo pare mën nga tàmbale wax mais doo pare parce que
dëgg la danga wax nga ne buñ ne diw baax ñu ne ndax mokk yaa ko wax loolu mooy dëgg. Cheikh amul double visage amul double facette xamul tricherie ni mu mel noonu la mel il est naturel lum la jox jëlal ndax dëgg la ci moom nit ku dëggu la li gën a jafe ci jamono ji nit ku dëggu la ku am fulla la ku am fayda ci boppam. ma leen di ñaanal yàlla yàggal seen ànd li ngeen ci sàkku yàlla may leen ci lu kawe seen njoxt di jaay Seydi Wujud ànd bi rafet na yàlla na ko yàlla gën a rafetal waa kay texe ngeen. jërëjëf kooku mooy suñu yaay booy madame Diané. donc ami bu ñu paree ci dossier koñ bi lu ñuy def. kon nag ñi fàttaliwaat mbokk yi ne boobu ba tey ñoo ngi ànd nekk fii ci Fayu ci seen émission sama quartier session Cheikh Diakhaté ginnaaw bu ñu paree ci suñu première rubrique muy dossier koñ bi duñ ci teg lu dul dem déglu ji rek suñu boîte vocale xam boîte vocale li fa gaa yi bàyyi lu mu doon. Vous avez atteint la boîte vocale de 886 2805558. Au signal, veuillez laisser votre message, s'il vous plaît. Merci. On a d'énormes problèmes de sécurité. Maintenant, ça vraiment, c'est le nœud de notre propre problème. Il y a ça de 2 mois, une lettre comme c'est central, de quoi wax ni ko insécurité dans le quartier. Diakhaté ay ñoonu sonal. Bo gëné fi à côté, ça fait 4 jours agressé nañ fi nit. Bo ñëwee ci teen bi entre 20h et 22h am na agression nit. Diakhaté yi léegi boo ñëwee ci boulevard bii day indi course poursuite à raison de 2000 francs par personne. Voyez, def trouble à l'ordre public complètement. Solo nu lool moo jëkk nekk suñu doléance moo di problème Diakhaté yi solo nañu trop. Càcc, vol, course, insécurité ak di instance notoire. Nous nag demandons lu am rek ki ñu war a wax war na wax plus central wax na plus central. Nous avons adressé une lettre également au maire et au sous-préfet. Nous attendons la réponse. Comme dëkkuwaay yëpp problème presque problème yu nit ñi di jànkonte yëpp dañuy jànkonte ak ñoom mais yi ci gën a fës mooy problème sécurité am na fii au niveau de Fayu parce que éclairage bi doyul donc c'est un problème boo nga xam ni c'est sérieux problème assainissement aussi am na nit ñi dañuy débrouiller wu rek pour lijjanti seen mbalit yi nuñ koy def même pour tour ndox yi aussi dañuy débrouiller wu dañuy obligé da nga ci gis ñoo xamante ni si guddi la ñuy tuur seen ndox yi ci mbedd yi parce que amuñu fuñ ko tuur dañuy obligé dajale ko si journée bi su guddee ñu tuur ko si mbedd yi bu ñu xëyee bale kon problème boobu c'est un problème sérieux boo wax si problème éclairage boo ñëwee sa buntu kër gi nii poto lampe bu Sénélec bi ça fait bientôt 4 ans bañ leen koy déclarer ba léegi di topp si ñoom di leen ko signaler maxe na fi mu toll nii xale kese bu si wéeroo poto bi mën na daanu te ba léegi réagir bind nañ leen def nañ leen correspondance ñoom en personne ñëw nañ fi benn jour di réparer si la maison d'en face ni ma signaler leen ko ñu ñëw xool ñu ne lii ndax wax na ngeen ko man leen plus d'une fois signaler nañ leen ko mais ba tey réagiruñu te loolu tamit xale yi ñu ngi fo ci suufu poto lampe bi ñu ngi ci insécurité la daal vraiment insécurité boobu moo waxuñ moo raw agression parce que d'un moment à l'autre mën na daanu te bu daanoo dégâts yi muy def après si la ñuy doog a wax te fekk na signalé nañ leen ko bu yàgg en tout cas yooyu moom kuñ si dimbale woon moom dinañ sant à part loolu ñu ngi sant yàlla koñ bu neexee dëkk la macha allah dëkkandoo yi sant nañ leen gërëm nañ aussi ndax am nañ jàmm ñëpp a juboo fii koñ bi kenn amu fi problème ñëpp a juboo ñëpp benn lañu njaboot gi benn la vraiment on s'entend à merveille daal yàlla na fi yàlla gën a sonti jàmm te barkeel njaboot gi jaay Seydi Wujud. amiin yaa rabbi kon nag mbokk yi mun nañoo wax ne ñun ñëpp ñoo ko dëggandoor waa Fayu sànq ba tey ku ci nekk li nga xam ne yaa ngi koy jànkonteel sa biir kër wala si biti wala ci mbedd mi te mu doon loo xam ne jaarul yoon yaa ngi koy signalé kon jàpp nañu à travers la rajo Best FM 101.2 képp kuy autorité nekk fii biir Thiès war nga cee mën a dugal sa loxo jàpp si ba lépp li nga xam ne askan waa ngi koy jooy mu doon loo xam ne day jeex tàkk ñu saafaral lépp ndax Thiès suñu Thiès la ñoo ko moom ñoo ko bokk kon nañ defar lépp ba lépp rafet. waaw mboo ko déglukat yi comme ni ngeen ko déggee rek ñun ñoo ko déggandoo kàddu yi rafet na macha allah Fayu daal quartier bu neex la wax dëgg yàlla kon donc ami bu ñu paree ci suñu dossier koñ bi
def boîte vocale nan la ñu war a def. waaw Moussa ginnaaw bi ñu jógee sànq ni lu sunuy boîte vocale xam lu ñu fa gars yi bàyyil comme message duñ def lu dul dem si sunu 3e rubrique mooy sama best place. sama best place tey nag mi ngi fii ci Fayu fekk si waa Fadodou Couture waaw Fadodou Couture nag boo ko déggee xam ni dañuy def lu baax di teg lu baax di defal xale jigéen loo xam ni ku ko sol foo génn ci Sénégal gars yi xam ni génn nga. Fadodou Couture mi ngi fii ci Fayu après Kër Massamba Massina gérant bi di Cheikh Diakhaté duñ def lu dul bàyyi sunu xarit sunu doomu ndey Cheikh Diakhaté mu waxtaan ak mbokk yi won leen lu muy def. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant waa Best FM Thiès ñëw ma ñëwoon seet si fii ci Fayu maa ngi Fayu après Kër Samba Massina atelier bi nag Fadodou Couture la tudd nekk fii Fayu. ñu ngi fiy def. waa Cheikh ginnaaw bi nga nuyoo avant ñuy dem ci dara dama leen njëkk a laaj atelier bi yaa ñan yéen a fi nekk. waaw man maa ngi fi Mouhamed mu ngi fi Souleymane mu ngi fi ak sama tata Adja Fatou Gueye madame Diané ñun ñu ngi fi. yaa ngi fi ak sa ñoom tata ak say xarit kon gis nañ ni yéen a ngi ci ànd gu rafet yéen a ngi góorgóorlu yéen a ngi def lu ngeen mën ngir Thiès jëm ci kanam ndax boo nekkee ci quartier daan damay xaar état doo dem yéen ñi yaa koy créer sa bopp di ci yëngu di ci business ba yàlla fekk si la si kon nag ma lay laajaat beneen laaj mooy instant bi yan xeetu ñaw ngeen di ñaw fuñ toll nii. waaw instant bi ñu ngi ñëwu góor ñu ngi ñëwu jigéen surtout nag xale yu jigéen yi moom ñoom la ñuy ëpp lu ñuy ñëwal instant bi ban modèle moo gën a nekk au top instant yii nii ñuy wax ak yow ak waajtaayu tabaski bi. bis ci benn match yi wala taille gabonaise yi wala taille maam bu gàtt wala maam boy yooyu yëpp tamit day ñëw ci tabaski bi waaw bu dee yu góor yi tamit obasanjo yi fil bouton yi wala garambu buy gàtt yi yooyu tamit dina ñëw ci tabaski bi. kon ba léegi ma laaj la ndax ci xeetu ñaw yi ngay ñaw di ngay ñaw yi simple wala ñaw yu compliqué yi aussi da nga koy jëngu. waaw façon ñaw bu ne la ñuy gis dinañ ñaw simple des fois tamit nga gis ñaw bu compliqué mais. ñu ngi ciy génn daal macha allah. dañuy faral di seetlu tam benn mbir ci tailleur yi surtout jamono événement da ngay ñëw indi sa ñaw jox ko modèle bu la neex bi nga bëgg sa biir xol nga jësi ko mu ñawala lu dul loolu léeg-léeg nga ñëw ci tailleur ne ko damaa bëggoon nga ñawal ma dama am événement sama événement samedi la mu ne la non avant samedi day pare soo paree na nga jësi sa ñaw par exemple vendredi nga ñëw le vendredi du pare mu ne la demal samedi ba ci kanam samedi boobu balaa ngay des day tëj dem ma bëggoon la laaj ndax yow loolu yaa ngi ciy bàyyi xel pour mën a gën a téye say client daal. waaw ami loolu boo ma ci laajee naa ci sa war a tontu man loolu du ma fausser clientèle bu dee ni ma ko bëggee nii musuma fausser noonu clientèle bu ma la joxee date boo ñëwee des fois sax ma jox nit date. par exemple ni ko samedi boobu jot moom duma ko gis des fois kay ñoom ñoo mooy faussé mais même événement bi ngay wax nii li ma mën a jël laay jël du ma yendu ci atelier daal événement moom vraiment. kon Cheikh du ma def lu dul ma bàyyi la laaj la yow fu mu toll nii lan nga indil say client lan nga leen di wax. waaw maa ngi leen di woo surtout xale yu ndaw yi nag maa ngi leen di woo ñoom laay commencé ñawal ni gis nga lii yëpp xale yu ndaw yi laa ko commencé nii pour l'instant pour tabaski bi taayu maam yi maam boy yi en même temps am nañ place marché Mbourde foofu tamit dañ fay exposé ku fa bëgg ku ñu soxla mën nga ñu woo ci numéro yi di 77 080 22 87 wala 77 656 28 43. kon nag Cheikh sant ak gërëm ñeen na la mais duñ def lu dul ñu bàyyiwaat la yow sa wàllu bopp nga tàggatoog askan wi lay déglu boo ci jógee képp ki nga xam ni bëgg nga koo bégal tamit jàllale ko ci biir. waaw ami maa ngi woo sama clientèle yëpp sama clients yi ku ci mel ni mooy mën a siis ak sërëm yi nga xamante ni dañuy jógee ba Pout ñëw fii di ñawlu si vraiment ñooñu aw ma seen fay waa Kër Massamba Gueye bari nañ daal waa got ñëpp dañuy ñëw fii di ñawlu si même budul événement dañuy ñëw fii di ñawlu si ku ne xam na ni foofu sori na te dañuy romb ay yeneen tailleur yoo xamante ni bii mën nañ fa yem mais dañuy ñëw ba fii waaw di ci bégal sama xarit yi nga xamante ni ñoom laa nekkal ci koñ bi ku ci mel ni Saliou Dabo Mor Seck ak El Hadj Diène fàttewuma ko sama tata Adja Fatou Gueye madame Diané ñoom Yacine Touré Khady Faye duma leen fàtte ñooñu ñoom madame Samb waaw Demba Got di nuyu sama sëriñ Khalifa Kane mama Daba Diouf mama Aminata Diène sama jigéen Khady Diané Aïda Mané Penda Thiès maa ngi nuyu ñëpp daal may yow ami su ma limee damay jum di leen jaajëfal tamit yéen ñi nga xamante ne yéen a déplacé wu jóge Best FM ñëw ba fii di kontaan ci Adja Maam Sène
di nuyu ñëpp mama Ramatoulaye Ba mama Astou Thioubou mama Mia Traoré mama Mariatou Fall Bayax mama Ami Koli Loum mama Adamou Diouf mère Bess mama Aïda Bey mama Kumba Camara mama Ndeye Sow Pël bu rafet di nuyu ñëpp daal ami vraiment kontaan naa trop. waaw kon Cheikh sa kaddu gu mudd fàttali ñu adresse bi rek. adresse bi Fayu la après Kër Samba Massina. waaw foofu lañ nekkee. numéro nit téléphone yi 77 la 080 22 87. beneen orange bi 656 28 43. bu dee Tigo bi la 76 940 57 66. kon nag mbokk yi ñoo ko dëggandoor fii Thiès ku fi bëgg a sol lu rafet bëgg fee sol lu tegu ci temps doxantul ba fii ci Fa Doudou Couture nekk ci Fayu après Kër Massamba Massina ou bien nga woote si numéro téléphone yi muy 77 080 22 87 wala nga woote waa si 77 656 28 43 gars yi teg la si yoon ñawala lu rafet lu tegu ci temps fii daal ku fi dugg gëm naa ni daal boo fi génnee di nga kontaan lool. ginnaaw loolu mbokk auditeurs yi ñu xool commission culturelle bu Best Friend lu mu leen indil ci seen rubrique seen best xaqataay commission culturelle bu Best Friend moo leen koy amal sur la 101.2 Best FM. Salimata yow daal boo taxee sa scooter yii kenn mënu laa woo ba nga dégg di leer na ma ni Best FM ngay déglu. yaay kenn waxul scooter la ñuy wax. xaw ma si dara laa wax kaay nga àggale sa paase bi. yaay paase naa ba pare ranger dong moo si des su ma paree damay dem réunion Best Friend. demoo ca Best Crème ja te moo xoloo sa leçon yi. yow kenn du wax Best Crème Best Friend la ñuy wax Best Friend ay ndaw lañ yoo xamante ni bi association lañ def famille lañ am na góor am na jigéen am mag am na ndaw am na ñuy liggéey am na ñuy jàng ñu boole seen am ak seen xalaat pour jëmale Cees kanam loolu mooy Best Friend baal xale bu mu dem ci maman resté sa leçon yi ba pare nga doog a dem ci Best Friend yi. waaw na resté rek. 5 fois 1 5 5 fois 2 10 5 fois 3 15. 3 fois 5 dem na ba 15. dëkk bi de léegi lépp a yokk ñun de suñuy jamono 3 fois 5 10 la woon rek waaye lépp yokk na dëkk bii cay Sénégal fu ñu jëm. kon nag ginnaaw bi ñu dégloo sketch yooyu liñ si mën a jàngatee mooy Best Friend du lenn lu dul association boo xam ni am na góor am na jigéen am na mag am na ndaw am na ñuy liggéey am na ñu liggéeyul mais ñooñu ñëpp dañoo boole seen xel seen xalaat ak seen xol def ko muy benn lu dul ñu jëmale Thiès kanam pourquoi pas l'Afrique. kon nag ñuy ñaanal ñëpp di ñaan parents yi yëpp nañu jàppale seen doom yi ku la sa doom waxati maa ngi dem réunion Best Friend encouragé ko xam ne Best Friend du ay foo dañoo jóg pour jàpp si Thiès dañoo jóg pour sukkali Thiès. dañ ciy profité di leen gërëm di leen sant surtout nag di gërëm directrice su rajo Best FM muy Mansène Diouf ak borom këram Ousmane Diouf di gërëm aussi sunu maman yi mu mel ni madame Diané ñu fekk ko fii ci Fayu di nuyu aussi maman Ramatoulaye Ba maman Ami Kole Loum mama Mia Traoré mama Mariatou Fall Bayax sunu mama yëpp daal ndax ku lim juum bàyyiwuñu benn mama Astou Thioubou ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Best Friend yëpp góor jigéen mag ndaw ñi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp yéen ñi safoo di déglu seen rajo Best FM daal Best FM amul seen fay di leen ñaanal di leen sant di leen gërëm rawatina nag waa Fayu ñu ngi leen di ñaanal di leen sant di leen gërëm ndax dalal ngeen ñu yaatal ngeen ñu fu mu toll ni daal bég nañu kontaan nañu man soo moytu sax damay toog si Fayu soobee yàlla. mbokk yi yéen a ngi doon déglu sama quartier sur la 101.2 Best FM dégg ngeen kàddu yu am solo yooyu di leen fàttali ni ñoo ngi woon fii si quartier Fayu àndoon ak Cheikh Diakhaté ñu bàyyi ko mu tàggoo ak yéen man tàggu naa leen ba semaine prochaine incha allah na leen yàlla defal jàmm xaar leen ñu seen koñ ñoo ngi ñëw incha allah boo bëggee dégluwaat émission bi kal ko ci bestinfo.net ba altine ak jàmm. même heure même fréquence salaamaaleykum wa rahmatullah. waaw Moussa maa ngi nuyu gaay yëpp damay koy may sama yaay mama Absa Sarr ak sama papa Mor Diakhaté ak sama frère Pape Diakhaté ñu koy wax Pape Sène nekk ci marché central moom it ak sama séeri Ndeye Maguette madame Diakhaté di leen tàggu di leen wax ni kontaan nañu vraiment lii moom amuñu seen fay ndax nit jóge déplacé woo rajo ba fii ñëw nga wax li la naqari sa koñ wax li metti yëpp daal loolu vraiment amuñu seen fay daal vraiment ñu ngi leen di ñaanal yàlla rajo bi fu mu bëgg a àgg bu déwénee yàlla na télévision bi ñëw ànd ak yéen ngeen ñëw fii ci Fayu asalaamaaleykum wa rahmatullah. kon nag di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen jox dig daje lundi prochaine incha allah même heure même fréquence ci seen rajo Best FM 101.2 ci beneen numéro ci beneen koñ bu soobee yàlla waaye nag du ma def lu dul di ko fàttali rek di ko jox sama mama
Ami Ndoye maman Ami Ndoye jéggalu xel day fattu ñoo ngi lay nuyu di la sargal. Faye et frère di kenkayri bi ànd ak jàmbaar yi tabax dellu siwaat na ginnaaw ba mu nekkee ca Géejawaay cité Aline Sow ca cité Dalal Jàmm ci ginnaaw hôpital Dalal Jàmm nee na saraax ci biir Thiès di leen nuyu indil leen kenkayri général lépp lu ngeen soxla ci seen fer carreau peinture sanitaire électricité plomberie aglo ak lépp loo xam ne rek seen service la ci wàllu kenkayri mën ngeen a jokkoo ak ñoom dinañ leen defal livraison à domicile fépp fu ngeen nekk ci Sénégal te du ngeen ci fay dara jokkoo leen ak ñoom ci téléphone ci 77 247 96 99 wala 78 329 89 29 wala nga jokkoo ak ñoom ci seen adresse mail faymbaye@yahoo.fr. Faye et frère yamuñu ci dinañ def vente ak location de voiture ci marque bu ngeen ci bëgg bu ngeen soxlaa louer oto wala ngeen di jënd oto marque bu ngeen soxla woote leen ci téléphone bi di 77 224 91 18 224 91 18 Quincaillerie Générale Faye et frère mooy ànd ak yéen ci seen émission sama quartier. Ndigal Fall jàmbaari Islam jàmbaari Xelkom ni na lees ooy ni na lees waxul jàmbaar ooy Fall jàmbaar ndigal bàyyi góor Fall may sa bige Kumba Fall jàmbaar ooy ndigal may sa bige Kumba Fall jàmbaar ooy ndigal may sa bige Kumba Fall njarama xoli ba bàyyi góor Fall malay woo Fall may sa bige Kumba Fall nee na lees ooy nee na lees wawul bul dégg daal di gëm wala gis rek di waaw gis dama war a leer dégg war a xóot jàngal la ca biir du lépp lu ñëw rek nga gëw koy leesooy ni na lees waxul njaarama ndigal bàyyi góor njaarama yooy jàmbaar bi Fall jàmbaar wooy ni la góor di mel Fall jàmbaar wooy ni la góor di mel Fall góor bu doonee baayam tuumam wàcc na Fall may sa bige Kumba Fall yaay setu Ibra Fall may sa bige Kumba Fall sama Ibra Fall a feeñal Mahamadu Bamba jàmbaar wooy ndigal Fall nee na lees ooy nee na lees jàmbaari Islam ni na lees waxul jàmbaar wooy ndigal Fall may sa ndigal Fall may sa bige Kumba Fall borom faraati janjam dem da ba maam say njaay sa maama feeñal Bamba sa maama feeñal Bamba sa maama feeñal Bamba si a bàyyi góor may sa bige Kumba Fall sa maama feeñal Bamba si a bàyyi góor ma degen Demba Fall sa maama feeñal Bamba may sa bige Kumba Fall nde jàmbaari Xelkom nee na lees Fall nee na lees wawul bul dégg daal di gëm wala na gis ni waaw gis dama war a réer dégg war a xóot jàngal la ca biir du lépp lu ñëw rek nga kaw koy leesooy nee na lees waxul
jambar jambaril islam jambaril islam góor bu doonee maamam may sa bige Kumba Faal lépp lu ñuy wut ci Seex Ibra Faal lépp a ngi ci ndigal Faal lépp lu ñuy wut ci Seex Ibra Faal lépp a ngi ci ndigal Faal lépp lu ñuy wut ci Baay Góor may sa bige Kumba Faal lépp a ngi ci ndigal Faal nee na lees ooy nee na lees waxul 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 nee na lees ooy nee na lees isa bige Kumba Faal borom faraxati ca njandeem daba mam say